Bismillah, ñu fas yéene tekki li nga xam ne nii c'est le témoignage de l'administrateur du cercle de Diourbel Antoine Le Selve de 1913 à 1915 ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii mu nekk loo xam ne mbindum Antoine Le Selve la mu nekk kilifa gi nga xam ne itam moom la buuru tubaab bi tegoon ci jamono yooyu ci diwaanu Njaareem ngir muy yëddu di wattu di itam xool di espionner ak di surveiller ku tedd gi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yi nga xam ne dafa nekkoon résidence surveillée moo Antoine Le Selve nag ku nekk xam na ne jamono moo dox ba mu soppi doxin moom itam ndax ci njëlbeen xam nañ ne moom gis-gis ba nga xamante ne moom la amoon ci ku tedd gi moo di gis-gis ba noon yi amoon ci moom ak yenn buuri tubaab ak buuri nit ñuul yi nga xam ne itam doon na am ak féewale ak jaxase goo xam ne doon nañ ko indi diggante ku tedd gi ak kilifa yu tubaab yi fi newoon loolu umpul kenn Antoine Le Selve itam ca njëlbeen loolu nekkoon ci xelam waaye xelam nag mel na ni dem na ba am leneen loo xam ne nii itam da cee wuutu loolee fa newoon la ca wuutu mooy beneen gis-gis ba tax mu ne cas xalimam daal di bind ne ay la yëwan googu nag bu ay la yëwan fu mu jibee mooy am na loo xamoon mbaa loo gisoon mbaa loo foogoon te loolee wonni mbaa loolee itam nekkul lu wér mbaa loolee tuxu am lu ko tuxal moo waral mu ne ay la yëwan Antoine Le Selve ca la mu njëkk a bind ca la nga xamante ne nii moo doon lañ ko sant ak la nga xam ne itam moom la gis nee na day wax ci aqulaay taalam ak li nga xamante ne itam moo doon bu la woon am ndijooram loolu ay la yëwan day indi itam lu koy màndargaal. Ce cheikh détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de forcer la sympathie nee na ki nga xam ne moo doon cheikh bii di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul am na loo xam ne nii doole la ak kiiraay ak kàttan koo xam ne nii moom la ganewaale àdduna une puissance innée loo ñëwaale jamono dont la raison ne parvient pas à saisir la source nee na loolu moom xel mënu ko xoola xiyaas cëslaay li et expliquer la capacité de forcer la sympathie kenn itam mënta tekki li nga xamante ne ni moo doon itam dann ga nga xam ne ni moom lañ ko ne dann dëgmal ko daal di itam jël ay xol ak lépp loo xam ne moo na jëm daal di ko koy jébbal. La soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels nee na nag soumission boobu bi maanaa di ko guddal di ko bëccëgal tarbiyal ko laxasaayu jox ko jëmm yi jox ko xol yi nee na loolu dafa extraordinaire dafa yéeme dafa jéggi dayoo et leur amour pour lui les rend inconditionnels cofeel ak mbëgg gi nga xam ne noonu lañ ko defee ci xol yi nee na loolu day dem ba tàggale leen ak seen sago mu Antoine Le Selve yemul foofu nee na ci bataaxal bi nga xam ne ni itam moom la gis ca loolu itam ba mu demee ba si cappaandaw ja nee na il semble qu'il détienne une lumière prophétique et un secret semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple nee na mel na ni ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dafa am leer goo xam ne ni leeru yonent la et un secret divin bi maanaa mbóot bi maanaa siru bi maanaa loo xam ne ni ak jegleeg suñu borom la goo xam ne ni moom la li ñu gis ci moom ñoo nekk ci moom mooy secret divin boobu nee na secret divin boobu semblable à celui que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple mu niroo lool ak li nga xam ne moom lañ jàng ci taarixu yonent yi ak askan ak njaboot gi nga xam ne itam ñoo nekkoon ak moom ñu jamononte woon ak moom. Celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur nee na kii moom di jëmm ji di Cheikh Bamba Khadim Rasoul dafa am loo xam ne moo ko wutale ku dul moom mu nekk ak cell bi maanaam ay teddngal ak jikkoy maqaramul axlaa pureté de cœur mu doon itam li nga xam ne nii gannaaw cette pureté de cœur là par une bonté mu doon ak mbaax par une grandeur d'âme mu doon itam teddngal ak yëkkatiku ak jikkoy makaarimul axlaax yi ñu doon tudde ak kawe goo xam ne nekk na ci moom mu nekk c'est ay jikko yu mu gis ci ku tedd gi Cheikh Bamba Khadim Rasoul. Celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur et par une bonté, une grandeur d'âme et un amour du bien, aussi bien pour lui que pour l'ennemi. nee na moom itam di Cheikh Bamba Khadim Rasoul dafa am lu ko wuutalee keneen ku dul moom mu di li nga xamante ne nii mu di mbaax ak yiw ak loo xamante ni itam
la mu yéene boppam mu yéene ko nii mu ko yéenee ay ñoñam, ñii mu ko yéenee ay soppeem, ñii mu ko yéenee itam ay àndandoom, ñii mu ko yéenee ñi ànd xam ne moom ñu bokkal jubluwaay. nee na loolu amul lenn lu ci fell ci na mu yéene ña nga xam ne moom doonoon ñi nga xam ne itam ñoo ko noonoo. kon nee na yiw woowu ak mbaax googu amu ci xejj amu ci seen. ñi nga xam ne itam ñoo ko def ci xolam na mu leen ko yéene noonu la ko yéene ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ko noonoo. loolu mu di li nga xam ne nii kon moom la Antoine de Selve wax mu ne nag un amour dit bien aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grand que fussent leur vertu, leur piété, leur prestige. nee na jikko yu rafet yooyu jikko yu maxaarimul axlaaq yooyu sax ñi ko jiitu woon ñoom dañ ko cee ñee donte ci lu wér ñooñu am nañu ak mbaax, am nañu itam imaan, am nañu diine, am nañu itam dayoo, am nañu li nga xam ne ni itam moo doon ay cër prestige ak lépp loo xam ne itam daanaka ak kawel ak teddngal gu nekk ci ñoom. Antoine de Selve mu ne les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux-là qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition d'un pouvoir temporel. nee na les plus injustes des hommes ñi gën a tumuraanke gën a rafle ak njub ak dëggu, ñi gën a dëggoo di ak les plus ignorants des réalités humaines ñi gën a itam umpule mboo di suñu borom mooñaale ak doomu aadama sont ceux-là qui avaient porté contre lui de fausses accusations. mooy ñi ko doon dóoral, ñi doon teg ay tuuma ak ñi ko doon sosal, consistant à lui prêter l'ambition d'un pouvoir temporel. nañ ko doon sosal lañ ko doon dóoral mooy ne kat moom dafa am lu ko yëkkati, la ko yëkkati mooy bëgg cër ak ndomba tànk ak itam nguuruk àdduna. Antoine mu ne je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont faite sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher. nee na xam na ne moom Antoine mooy wax ay yonent ak ay awliya, ay nitu yàlla ak ñu sell ak ñoo xam ne ni itam dañu doon liggéey rek te yàlla tax am nañu guerre sainte bi maanaam jihaatu nafsi ak itam xeex ngir diina bu ñu def te la ñu yoroon ci ngànnaay ak doole kàttan du genn wàll la suñu borom dénk Cheikh Bamba Xaadim Rasul. Antoine de Selve nag waxam la wax ji itam mi ngi ci archive nationale boo demee ci dossier 374 moom IC 374 archive nationale loolee mooy cëslaay li mu nekk loo xam ne itam lu article scientifique la loo xam ne ni itam dafa am fu ñu sukkandiku fu ñu ko jële foo xam ne itam foofee lañ ko tuxale te ku dem fa nga xam ne ni itam foofee la yenn téere yi nekk ci archive nationale di nga ko fa gis. lii nag li olof di wax naan xëy na ku sa wujj di sëlam doo set day moom dalul Antoine de Selve. Antoine de Selve day li nga xam ne itam moom la tubaab wax te itam mu doon tënki tubaab mu ne s'il est honnête et droit on peut se fier à un ennemi. kon mel na ni Antoine de Selve bii day bu dee ennemi itam bu honnête la bu droit la moo war itam on peut se fier à lui, mooy mun nañoo itam gëm la mu wax ndax ku nekk xam ne ne kenn sexalu ko woon suukar te itam wax ji ca njëlbeen tax ku woon a jóg waaye nag baatu ay la yiwoon ba ñu waxoon moo ñëw ndax dafa wax ak ngor wax li nga xam ne itam moo doon ak dëggu wax li nga xam ne itam moo doon la mu gis képp te yem ci. loolay nag moom la wolof di wax une bouche d'ennemi dit rarement la vérité. loolu day bu ñu ko xàmmee ko kon bu ñu gisee Antoine de Selve bind lii kon xam nañ ne nag dëgg moom moo tuxal la nga xamante ne ni xëy na leneen njort lu mu amoon la ca loolee nag mu doon liggéey bu ñu santoon ñu lott loolu itam doon ko def xanaa jotoon digal rek lu tëggee ci sëñ Abdou Samad moom sëñ Chouaïbou bu mu am xalaat bu rafet bi yéenu ñu itam yiw wi laa bëri ñu ci itam teg ñu ci yoon wi ba ñu barkeelu ci li nga xam ne nii moo nekk ni ñu ngi tuuba ko jéggul nag ci yàq-yàq yi ak njuumte yi ak ñàkk xam gi xanaa jëfe ndigal leen toll rek lépp luñ ci am itam nekk kilifa yi daanaka am ba tàng ñu ci ñu ngi teg foofu kàddu. Salaamaaleykum wa rahmatullah.
عليك صلاة من